man Alaaji Mor Gueye groupe Sopp Nabi Sénégal président groupe Sopp Nabi Sénégal ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li waral tànki rek mooy ñëw seet si suñu sëriñ suñu xarit suñu soppe di feddali rek suñu kóllëre ak moom di feddali suñu cofeel ak moom di ñaan mu ñaanal réew mi am jàmm di ñaan mu defal ñu ñaanal ñu bu baax yàlla def ci réew mi jàmm nawet bi nga xam ne ñu ngi ciy dugg suñu borom def ci naataange ci barke Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi sant yàlla bu baax nag di julli ci Yonent bi di ñaan suñu borom defal ñu jàmm defal ñu tawféex. asalaamaaleykum wa rahmatulah. lu waral nga tànn foyer religieux pour def sa tuuti kere ba première étape waaw xanaa bennoo rek ak ñëpp doon benn. parce que dañu yor groupe boo xam ne groupe Sopp Nabi Sénégal la. ñëpp nekk ci biir. Murit a ngi ci Tijaan a ngi ci Xaadir a ngi ci Laayeen a ngi ci ñun ñëpp ñu ànd nekk benn pour bëgg rek yàlla def ci réew mi jàmm. loolu moo waral ñu dugg ci kër xalifa yi di ñaan suñu borom defal ñu jàmm ñu sàkku ci ñoom it ñu ñaanal ñu bu baax réew mi suñu borom def ci jàmm def ci xéwal def ci ay naataange yu bëri lool ci barke Yonent bi. mun na dégg ci sa kaddu jàmm rek ngay woote. tey jii langue politique bi ban message nga am wax leen. waaw politique bi moom xanaa ñaan rek suñu borom def jàmm ci réew mi ñun moom politique gu sociale la ñuy def ñun daal lépp loo xam ni jëme na réew mi kanam diine ji yokku loolu rek la ñuy sàkku quoi politique boobu daal la ñuy def muy politique gu sociale di ñaan nag suñu borom def jàmm ci réew mi bu baax a baax a baax a baax. bu mel ni kuréel gi ñu ci bokk bëri na ay kilifa diine ak ay kilifa aada ci biir groupe Sopp Nabi Sénégal sànq wax nga ko jàmm bu ñu yëkkati tey ci biir loolu bu ñuy wax ci këru diine yi li nga xam ne moo fi ay xew lan mooy doon kàddu la waaw bennoo rek li may faral di wax daal mooy bennoo nekk benn loolu moo fi nekk day ñaan rek suñu borom yokk ko ñu jóg rek ngir groupe Sopp Nabi Sénégal moom mooy bennoo rek moo ko tax a jóg ñëpp doon benn parce que li alxuraan di wax ni wa'tasimu bi hablillahi jamii'an wa laa tafarraqu loolu daal moo ñu yëkkati quoi ñëpp doon benn rek. à part visite yi ngeen di def am ngeen yeneen plan d'action waaw mooy jàppalante rek. jàppalante daal bennoo daal moo ñu tax a jóg quoi mooy jàppalante rek jullit yëpp nekk benn quoi. rahmatullahi taala wa barakaatuhu man la Xaadim si groupe Sopp Nabi dëgg yàlla. di aussi itam représenté comme trésorier wu groupe bi mu mel ni kon comme ni nga ko waxee rek ni ko président waxee rek lañ ci dolli mooy ni li tax a jug groupe Sopp Nabi ak ni mu composé woo composition bi nga am moom mooy ku ne wax nañ ko fi ñu jugee léegi Thiénaba mooy ni lépp mboole kilifa diine yi nga xamante ne ñoo nekk ci réew mi seen i ndaw ñoom ñoo ci nekk donc groupe Sopp Nabi Sénégal ni mu composé mooy am na murit am na Tijaan am na Xaadir Laayeen ñëpp ji bokk donc moom li ñu woote mooy ashhadu an laa ilaaha illallaah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah bi ñu xamee ni penku bi benn la aussi kàddu bi laa ilaaha illallaah ñun ñëpp ñoo ko bokk li ñuy ñëw li nga xamante ni moom la fi mag yi sos bàyyi ko fi loolu lañ ci la ñuy renforcer di ci jàpp bëgg ni lépp na doon benn rek mooy li fi président wax donc loolu kàddu googu la ñu am comme kàddu Sopp Nabi ni daal Sopp Nabi daal li ko tax a jug bennoo la l'islam ak dimbalante Mor Gueye mi nga xamante ni nag mooy président Sopp Nabi moom aussi tamit doomu soxna la waaye tamit opérateur économique la waaw acteur de développement la aussi moom it ci wàllu liggéeyam day former ay jeunes ñun ñii di wax am kàddu gi tamit moom moo ñu formé ci ndawam lañu donc kon ak yeneen ak yeneen yi nga xamante ni moo fi nekk lii nag da koo tàmbalee Thiénaba waaye pour kër fii diine yëpp lañ koy def li nga xamante ni mooy objectif am loolu kese la bennoo jullit yi ak jàppalante ñaan suñu borom yaakaar ñaan lañu am réew mi amuñu réew mu ko gën a rëy amuñu kilifa yi ko gën a mag donc li ñuy gis ci moom ak li ñu yaakaar ci réew mi ak li ñu yaakaar ci kilifa yi ñu seeti ñaan la seen ñaan lañ soxla ànd koog nag kilifa yu mag yi nga xamante ni ñoo représenté kilifa yi ñëw fi loolu daal dinañ def incha allah ñu bàyyi monsieur le maire. dañuy xalaat ne ku ñu formé ba pare da ngay ab xëy liggéey. ndax yéen wala yéen ñëpp. ak président. mëbët ngeen benn programme boo xam ne di ngeen jublu si. waaw ndax président am na ci ay gis-gis yi yaatu ñun nag suñu secteur mooy secteur immobilier lañ nekk bu ñuy immobilier bâtiment ci la bokk ak lépp si la bopp immobilier complet
kon bu ñu sañoon bépp jeune boo xamante ni yaa ngi yëngu ci métier yooyu président prévoir na lu mel noonu ñun lañu chargé comme entrepreneuriat bi nga xamante mooy groupe Sopp Nabi donc ci wàllu boobu la ñuy dox ak tamit di former jeune ci li nga xamante ni moom la ñuy yëngu bu dee ci nag yeneen activité président dina faral di dooleel tamit aussi ñi nga xamante ni ñoom sans dépense activité bi ñuy am li nga xamante ci la ñuy yëngu muy loo xamante ni lépp rek ci tàggat ay ndaw la da ciy dugal ay loxoom ak ay actes sociaux yoo xam da ciy nekk yemul foofu rek ci social yi muy def ba ci moo xam hôpitaux yi la wala néew di doole la wala lu mu mënti doon président yemulewul boppam rek ci côté formation boobu mais social bi muy def yaatu na c'est pas pour rien aussi maire de Thiès Talla Sylla di ko décorer ni l'homme le plus social de la région de Thiès def ko ay yoon ñëw di ko décorer loolu yombul li tax loolu am mooy maanaam social bi muy def aussi lu sax la lu continuer la ba maanaam Sénégal tey dem ba reconnaître ko donc moom it li muy def aussi yemalewu ko kese ci région de Thiès moom ci région yëpp lépp loo xamante ni sàkku nañ ko fa ndimbal ci moo xam ci wàllu liggéey la wala leneen la moom da ciy agir. Monsieur Papa Oumar Tall, maire de Ndangalma. Donc aujourd'hui, on est là ici à Thiès, à Kër Mam El Hadj, pour une caravane concoctée par le groupe Sopp Nabi sous la direction de son président El Hadji Mor Gueye Sopp Nabi, accompagné d'une forte délégation. Comme vous le savez, c'est un groupe qui regroupe tous les tarikhas du Sénégal. Et les Mourides sont là-dedans, les Tidjanes, les Khadir, les Baye Fall. Donc on retrouve au sein du groupe Sopp Nabi toutes les tarikhas du Sénégal. Donc cette caravane a été initiée par le président du groupe Sopp Nabi, El Hadji Mor Gueye, pour faire le tour des chefs religieux. Aujourd'hui, on a commencé par Thiénaba. Donc là, comme vous l'avez vu, comme on l'a tous vécu, donc ça a été vraiment un accueil chaleureux. C'est une caravane de paix. C'est une caravane de paix. Comme l'a dit Khadim Sy, c'est un acteur de développement qui, toutes ses actions se retrouvent dans le social. Il est dans le social et il restera dans le social. Il est là pour la région de Thiès, il est là pour le Sénégal, il est là pour tout le monde. Donc cette caravane-là, c'est une caravane de paix. La paix des esprits, la paix des cœurs. Donc que tout le monde se retrouve dans un pays de paix, dans un pays de teranga. Donc toute son action se retrouve au sein de ce truc. Voilà. Vous parlez de formation, d'insertion des jeunes. Vous êtes dans l'immobilier, dans le bâtiment de manière générale. C'est pas ce que vous pouvez faire accéder à ces jeunes-là à des emplois? Oui, comme l'a dit mon homologue tout à l'heure, donc lui c'est un acteur de développement qui s'active autour de l'immobilier. Donc qui dit immobilier parle de bâtiment. Qui parle de bâtiment parle forcément d'architecte, parle forcément de maçon, ainsi de suite. Donc ça, depuis très longtemps, il est là-dessus. Hein? Donc, et qu'aujourd'hui, il a créé pas mal de structures qui font qu'aujourd'hui, certains jeunes se retrouvent là-dedans et qui ont actuellement un emploi. Il a aussi d'autres projets qu'il est en train de concocter. À jour J, il va le sortir, Inch'Allah. Serigne Lam Tooro Sy jógee ci këru diine yëpp laay wax parce que ñun ñëpp fi daje su ma sàkkalee sama bopp fenn kon dafa mel ni la may wax du dëgg ci man ñu wuutu fi nag këru diine yëpp ci ndigalal xalif généraux yëpp njaboot suñuy sëriñ lañ ñun seen njaboot lañ wuutu leen ci loo xam ne day doxal réew mi te bokk na ci lu mel nii te
te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne addu'a iza amma nafax nee na jullit daal gàllaajam dëgg bi koy aar mooy sàkku ñaan. ñu ne tey li ñuy jëkk a def mooy dem ci kilifa yi nga xam ne yaakaar nañ leen ci wàllu yàlla ndax inal ibaada lillahi ida araadu araada allah suñu borom dafa wax ne am na ñoo xam ne sama gaañi lañ man yàlla maa leen tànnal sama bopp ba lu ñu namm ma ànd ceeg ñoom muy suñu mag ñu baax ñii tey Sénégal ñu ne tey bala ñuy def benn yëngatu dinañ dem ci ñoom dëkk suñuy loxo sàkku seen ñaan ndax am nañ yaakaar ci ñoom te yàlla moo wax ci alxuraan ne ud'uuni astajib lakum waaye wa iza sa'alaka ibaadi anni kon yàlla daf ñu jege ne man li ma yor du jeex aw ma doom aw ma kenn yéen jaam yi tàllal leen ma sama loxo seen loxo laaj ma li ngeen bëgg li ñu bëgg nag lenn rek la jàmm ci réew mi na ko mag ñi daan defe bi ci des ñu former benn groupe boo xam ne ku ci nekk war nga ci gis sa bopp bañ ko def rek ne tariqa ndax sama baay Cheikh Al Hadj Abdou daan na wax ne kii wax naan Tuuba ak Tiwaawan ñaari dawla lañu fii dawlatin te warul yéen ñi nga xam ne yéen a xam na ngeen ko wax mu noppi mooy la gën seen dawlu jiitu na tey loo bañ du fi jóg waxal boqatiku yaa malxoonu yaa xëtt xol Tuuba ak Tiwaawan ñaseen ak jaamal ak canaba kazaaka laa yéen wa njaasaan kum ci doon teralal mag ñooñu tey ñooñu ŋànk ñooñu aar ñooñu téye ba ñu am fit lu ñu dugg rek yàlla ànd seeg ñun ñu formé groupe tudde ko soppe Seyduna Muhammad te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëpp ko sopp waaye roy ko nag ci jikko roy ko ci jëf ci wàllu social moo tax groupe bi tudd sopp nabi yàlla def ki nga xam ne mooy président bi yitteem yëpp mooy wàllu social seen maam Abdou Aziz Dabakh mën naa wax ci moom mooy ku bëggoon social la dama daan ànd ak moom ñu dem Fuuta mu jaay ay 10 millions di ko distribuer ci ay yére ci ay ceeb ci lu nekk bi ma leen ñi mujjee wax ni 1 mois fi mu génneek àdduna dañ ko yónnee 87 millions azaka ne ko yaa ko moom déggoon ngeen fi mu woote ca grand nu mu tudd si jumaa ja ca Dakar pas zawiya ba sax Serigne Lamine Diop ancien ministre bi ngeen xam te mu décédé moom la góor gi teg xaalis bi yëpp ci loxoom ne ko jox ko jaamu yàlla yi muy social kii nag tey référence yooyu mag ñi bàyyil ñu ci la nekk moo xam ci jàkk yi moo xam ci hôpitaux yi moo xam ku loxoom jotul gannaawam gis ngeen dinaay wax toujours samay waxtaan ne leen gis ngeen naafi la guddi am na lu xam ne moo yàlla looloo ko gënal ñu ne ma lan la ma ne boo jullee gee farata la safa 8 heures yàlla nee na seetal fa nga dëkk am na koo xam ne loxoom jotul gannaawam nga yëkkati 1000 francs jox ko moo ëpp yool fuuf yàlla nga koy naafilaal te xooloo li naa si xusnan la yàlla wax rafetal jëm ci kan yàlla da ngay rafetal jëm ci moom wala ci njabootam fa ngay rafetale ci sa borom mooy ci jaam yi kon nag groupe bi looloo ko tax a jóg ñu ànd tey ñëw nag suñu ëttu maam bu ñu yaakaar ci wàllu yàlla taataan sakku ñaan di ko ñaanal nag moom yàlla tàgg bu nekk am na jàppal diw ndax ñun ñii ku ci nekk tey yóbbaale na la géew soppoon nga yonent bi waaye gën nga ko sopp ngir lan taxawaayam di la ci encouragé kon yàlla na ko yàlla jàppale li ñu yéene yëpp yàlla mot lépp a ngi ci biir nag mën nañ ci xaar lu ne parce que nous sommes des Sénégalais aussi nous sommes des citoyens léeg-léeg man samay waxtaan damay wax ne léeg-léeg nga wax ñu naan sëriñ bi day politique ma ne ba ca yax ba àgg ca parce que ay citoyens leen ay nit lañu am na ku ñu yàlla boole ñu ne kii kat doy nañu sañ nañ ko jàppale waaye sëriñ bi daal dafa war a croiser bi rek jàkka ja sama baay Mansour xam nga lu mu wax mooy magu Cheikh Al Hadj Abdou Aziz nee na xale bi nga xam ne du amal njëriñ réewam mooy xale boo xam ne fu jàkka ji noddee mu jullee ko xale boobu du tekki
ñu ne ko xale lu mu war a def wuti lu mu def alxaraka baraka yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na tànk yaa ngi yëngatu yaa ngi am yiw ku yëngatuwul nag bokkoo ca te ñun dañu bëgg a yëngatu social jàppale doomu aadama yi yàlla nañ ci yàlla saxal ngeen baal ñu xaq asalaamaaleykum